Bienvenue chers internautes ci seen émission sama santé nag tey dafa ñëw seet si ki nga xamante ne moo di Ismaïla Mbaye di président association des infirmiers du Sénégal comme ni ñu leen ko waxee rek sama santé fan yi daal mi ngi tourner autour de li nga xamante ne moo di mbas mi lëmbee réew mi di Covid-19 sëñ Ismaïla ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu Awa di leen gërëm en tout cas si invitation bi. sëñ Ismaïla dañuy ñëw rek laaj leen yow en tant que président infirmier yi nekk fi nga xamante ne mooy Sénégal gis nañ ni que ni seen liggéey daanaka jax na fan yi. waaw liggéey bi maanaam jax na jaxul parce que xam nañ ni mënoon na demee nii. te dañuy préparer parce que si li nga xamante ne day law te xamaguñu fu ñu yem. il faudrait que ñu préparer aussi bi loolu. mooy mbir bi endurance la. mais il faut reconnaître que ni effectivement jax na surtout ba ñu demee ba xam ni cas yaa ngi yokk et en même temps service yaa ngi fees te xool nañ ni yenn yu ñu jàppoon bàyyi nañ ko xool nañu population yi ñu ngi bàyyee ko donc mën nañu wax ne daal jax na tuuti. est-ce que infirmier ñi ngi mettre nañ leen ci bonne condition ngir mën a def seen liggéey ni mu waree. waaw te xeexaale li nga xamante ne moo di Covid bi. waaw bu ñuy wax condition il faut dégg ñu xool yan condition la bu fekkee condition pour liggéey la. peut-être ñi ngi ci seen bërëbu liggéeykaay yi. mais leneen li mooy ndax am nañu jumtukaay yu mat. parce que yéen ñëpp xam ngeen ko ci mbas bi il faut dégg nga am jumtukaay yu war pour mun a faire face nga xam ne doo mun a dellu ginnaaw. bu ñuy wax tey ji jumtukaay yooyu. naam am nañ yaakaar ni ci centre yi moom doy na parce que centre yi dinañ xam ni kii moo feebar te balaa ngay dem ci moom di nga aaru. mais poste de santé yi yeneen fànn yi foofu la ñuy xalaat. mooy ñi nekk ci poste de santé yi ñi nekk ci centre de santé mais aussi ñu nekk ci yeneen service hospitalier yi. mooy ñooñu nga xamante ne fu mu toll nii yaakaaruñu ni mbas bi yekk na foofu walla yaakaaruñu ñi ngi jël en charge ñu tawat. feebar bi. ñooñu fu mu toll nii ñenn yi surtout poste de santé yi bu ñu waxee doy na non dañuy wax ni doyul c'est pourquoi ñun dañuy lancer toujours appel pour wax ni tey jii bu ñu xoolee ni mbas baa ngi ci biir communauté bi ñooñu ñi nga xamante war ñoo toog ba ñooñu gaañu ñu war leen mën a aar. il faut que ñu renforcer dispositif renforcer équipement yi parce que ñooñu dañ leen war a jël man damay wax ni ñooñu war nañ leen mën a jël comme au cas comme bu fekkee ni ci centre la ñu nekk parce que. mbir maa ngi ci communauté bi te communauté bi ñooy dem di saytu seeni yaram ci poste de santé yi ci centre de santé yi donc tey ji ñooñ dañ leen war a xoolaat bi mooy lan ñu jox leen jumtukaay yu mat ba ñu mën a aar seen bopp pour mën a aar askan bi. d'accord yow en tant que président association bi yéen est-ce que yan jéego ngeen di def ngir ñu mën leen a dégg. waaw jéego yu ñuy def mooy depuis ba ñu commencé ba léegi bu ngeen xoolee ñun dañuy wax noppiwuñu di wax mais noppiwuñu aussi. léeg-léeg di jël suñu téléphone di woo kilifa yi. noppiwuñu di woo suñuy naataango yi di leen laaj nan la mbir bi demee foofu. noppiwuñu sax di woote ñi nga xamante ne dañ leen mettre en quatorzaine. parce que ku ñu dégg ni centre bu ñu dégg ni am na si ñoo xamante ne nekkoon nañ contact te mettre nañ leen en quatorzaine dañuy fexe ba am numéro téléphone kenn suñu naataango yi bés bu nekk wala ñaari fan yu nekk ñu woo ko laaj ko wér gu yaramam laaj ko nan la condition yi demee foofu laaj ko ñeneen ñi fa nekk sax ñi fa nekkal. naka la ñu def te ci biir loolu aussi même tey ci suba dañuy lancer wal appel di ne gars yi fàttaliku leen ni da ngeen war a def attention fàttaliku leen ni da ngeen war a aar seen bopp fàttaliku leen ni da ngeen war a jàpp ni population ku nekk kuy ñëw ci yéen jàpp leen seen xel ni mën na am dafa am feebar boobu donc bu fekkee loolu la ngeen moytu mais aussi mooy aar seen bopp pour mën a renforcer aar population boobu te ci biir loolu tey jii ci suba boo gisee ma xawoon tard tuuti dañoo demoon ji wuti ñun suñu bopp ay matériel xëy na ma profité occasion bi directeur centre de la santé de la mère et de l'enfant moo ñu wooloon jox ñu ay jumtukaay yoo xamante ne fii ak ñaari fan dañuy dem jox ko suñuy naataango yu nekk ci poste de santé yi ñooñu lañ koy jagleel tey jii pour renforcer dispositif pour wax leen ni rek bu amee naam moo doyul ba léegi. d'accord comme bu ma déggee ngay wax ni li nga wax ni que ni ñi nekk ci centre de traitement yi ñooñu la ñuy gën a privilégier que ñi ne ci poste de santé yeeg wala centre de santé. wala yeneen bérébu fajukaay yi. dafa mel ni daal infirmier yi jëluñu leen au sérieux daal. waaw du ma wax ni jëluñu leen au sérieux parce que tey jii dañ leen war a jël au sérieux pourquoi.
parce que bu ñuy wax ni xeex feebar bi ak aar nit ñi ñoom ñoo nekk dans le dispositif ñoom ñoo nekk au premier plan. te ils sont exposés. te bu ñuy xool seen lim moo ëpp parce que ñoom ñooy soldat bi ñoom ñooy ouvrier bi te si wàllum faj boo amul soldat boo amul ouvrier boo deful ndànk bés dina ñëw da nga sooke. te tey jii infirmiers yi ñoo fa nekk donc bu ñu leen jëlul au sérieux je pense bien que tey jii war nañ leen mën a jël au sérieux parce que bu ñuy xool centre yi xëy na fees na. ñu ngi ubbi yeneen centre bu ñuy xool hôpitaux yi fees na ñu ngi ubbi yeneen te dinañ dem peut-être ba développer stratégie boo xamante ni si communauté bi lay doon te stratégie yooyu bu ñu ko développer da nga am yaakaar ni infirmier chef de poste bi moo nekk dans la communauté donc tey jii pandémie bi wane na ko place su infirmier bi dans le système place su infirmier bi si wàllu wér-gu-yaram donc je pense bien que ni autorités yi xam nañ ko te déglu nañu wala sinon ñun dinañ continuer di ñu wax ba ñu mun ñoo gën a déglu te si biir loolu bu fekkee ni ñun suñu autorité dégluwuñu mais au niveau international déglu nañu parce que ce n'est pas pour rien que OMS décrété année 2020 année personnel infirmier beeg sage-femme bi donc si biir loolu ndegam naam ñoom ñoo xam suñu gëdd à plus forte raison que suñu biir dëkk tey jii te buñ ko defalee aussi pandémie bi wane na boppam wane na kan mooy kan waaw. d'accord yow ci infirmier yi am na ñoo xamante ne testé nañ leen positif ci Covid 19 bi. waaw je profite occasion bi di leen rendre hommage. di profiter ci occasion bi en tout cas di leen encourager davantage di wax ni feebar la comme yeneen feebar naam am na fuñ ko teg dëgg la parce que mën na lor mais quand même bu fekkee ci système bi lañu nekk loolu dañ koy xaar parce que même bu dul feebar boobu dañuy wax ni doon dans nos jargons ni y a des infections associées au sang au soin mooy infection yi nga xamante ne booy faj mën na la dal mais dañuy wax ne rek na nga moytandiku na nga topp les procédures yi nga xamante ne moom la ñu lal pour nga mën a aar sa bopp donc maa ngi rendre hommage ñoom ñëpp am na si ñoo xamante ne alhamdulilah feebaroon nañu mais tey jii sant nañu ko. mën nañ xam lim bi ñaata la. waaw lim bi dañ koy xalmare ne 20 de personnel soignant ñi nga xamante ne xëy na mettroon nañ leen en 14e ñenn ñi ñëw nañu positif mais alhamdulilah ñi ngi am tan. alhamdulilah ñenn ñi wér nañu ba génn seen kër en tout cas waaw na amul kenn ku si ñàkk bakkanam te diñ ci sant suñu borom ñeneen ñi si ñàkk seen bakkan en tout cas ñu ngi leen di ñaan en tout cas suuf sedd seen kër yàlla xarale àjjana. d'accord ok monsieur Mbaye kon nag ñu ngi lay bàyyi nga lancer appel bi nga bëgg a lancer joxe waale sa dernier mot. waaw merci bien appel bu may lancer mooy à l'endroit de l'autorité pour wax ni tey jii infirmiers yi jóg nañu taxaw di wonewaat seen doole seen pas-pas pour dimbale askan bi pour ñu aaru donc si biir loolu ngelawaay nañ leen jox jumtukaay yu mat ba ñu mën a taxaw bu mucc ayib mooy surtout suñuy naataango yu nekk au niveau des populations au sein de la population mooy ñan les infirmiers chefs de poste du ma wax infirmier bu ma waxee infirmier chef de poste ak ñu ñu àndal sage-femme baa ngi fa aide-soignant baa ngi fa personnel communautaire baa ngi fa ñooñu nañ leen xalaat bu baax ñu jox leen jumtukaay yu war parce que feebar baa ngi si biir askan bi mi ngi law beneen appel bu may lancé mooy autorité bi nañu bàyyi xel di laaj seen suñuy xalaat parce que loolu bokk na si li nga xamante ni moo mën a motiver personnel bi donc mooy lan ngeen gersu leen laaj leen nu mu demee naam commencé nañ ko ñu ngi def yenn vidéo yi si ñoom mais tey jii imaginer boo naree def reportage sax pour wone ñoom seen pas-pas non pas-pasu keneen la ñu mën a wone mais pas-pasu infirmier beeg sage-femme bi pour nga am ko problème la tey jii si Sénégal pourquoi te gis nañu suñu naataangoo yi ailleurs dañuy monter seeni vidéo di wone seen liggéey lan la mais ñun suñu autorités yi loo si wax ñu leen doon c'est pas normal nañ def lii parce que dugg na génn ne donc dañ leen lancer appel pour wala aujourd'hui laaj nañu ñu wasaare liggéeyu infirmier bi si dispositif sanitaire yi nga la waaye nañu si dimbale pour ñu wax les responsables de structure ñu organiser ko d'accord na mais ñu bàyyi ñu wone liggéeyu infirmier yi dans le dispositif beneen appel bu ñuy lancer mooy ñu yokk effectif bi wax nañ ko waxaat nañ ko centre yaa ngi ubbi ñu ngi dolli faw ñu yokk effectif infirmier yi bu ñu bëggee en tout cas askan bi mën a aaru parce que wane nañ ko feneen
ni sans infirmier personnel infirmier du ñu mën a dab surtout tey jii il faudrait que ñu xalaat benn stratégie. près de 3500 ñi ngi dans le système de santé plus les privés. mais ba léegi dafa des. dafa des lu tax mooy ñi ngi wut ba léegi hôpitaux yi ñi ngi génn hôpitaux yi kii see ñi ngi xalaat yan stratégie la ñu war a développer pour ñu dem si wetu askan bi. te bu ñu demee si wetu askan bi foofu dootul hôpital dootul centre. poste de santé la ak kër yi la. donc bu ñu yokkul limu infirmier yi dina mbir mi dina sooke. donc nañ xalaat personnel bi nekk sur place mooy ñi nga xamante ne ñi ngi dans le chômage ñi am seen diplôme ñi nga xamante ne dañoo am ay contrat stage rémunéré wala prestataire ngir la waaye nañ leen jël. ñu recruter leen ñu mettre leen seen place dina leen permettre ñu développer des compétences des connaissances très rapidement nga xamante ne ultérieurement même bu ñu leen def si au niveau des services sanitaires dina fekk ni ñoom taxaw nañu. ngelaw waaye nañ dimbale si loolu pour askan bi mën a aar ce n'est pas pour man Ismaïla Mbaye mais pour population bi la nañ def loolu te bu ñu génnee si lii ngir yàlla ñu organiser waat la profession infirmière mooy ordre bi ñu teg ordre bi mooy lan kuréel bi nga xamante ne dañ koy dooleel tuuti muy saytu profession bi muy saytu infirmier yi ñu xam kan mooy kan population bi xam kan mooy infirmier bi ak kan moo si bokkul loolu defe naa buñ ko defee incha allah rabi suñu système de santé mooy gën a renforcer wu mais aussi population bi donc moo si bénéficier wu pour qualité des services. D'accord en tant que balaa ma tëj en tant que infirmier naka nga gisee mesures yi ñuy allégé nii actuellement nii te gis nañ que ni biñ ko allégé ba tey lim yi yaa ngi gën a yokk. waaw ñun bañ ko allégé dañoo tiitoon mooy lan parce que dañoo foogoon ni dañ koy gën a corsé mais ñu allégé ko maintenant autorité moo ko allégé parce que autorité bi jël na xëy na. information ci comité d'experts bi dañ koy nangul autorité bi mais bañ ko defee donte ñun tiit nañu amoon na lu ñu doon xalaat dañoo gën a renforcer wu pour seet naka la ñuy def parce que données bu ñëw rek lu bees lu ñëw rek da ngay changer fusil d'épaule pour xool naka ngay def pour mun a adapté wu à cette situation donc fu mu toll ni ñun adaptation la ñu nekk di wax naka la ñuy def en tout cas pour mun a comme nuñ ko waxee nee nañu nañ dund ak virus bi mais nañ dund ni population bi ànd naag virus bi ñun loolu la ñuy wax nañ développer suñuy stratégie suñu xel ak suñu xalaat wax ni population bi léegi mal baa ngi si ñoom ñu seet naka la ñuy def pour mun a gën a aar suñu bopp mais aussi pour gën a mën a dimbale askan bi pour ñu mën a am seen wér-gu-yaram. D'accord monsieur Ismaïla Mbaye rédaction IGFM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal Awa IGF di ñaan yàlla suturaal ñu dool ñu musal ñu muccal ñu te liggéey bi ngeen di def en tout cas yàlla may leen kattan ak anam yu gën a rafet pour mën a def dans la durabilité di ñu accompagner parce que yéen tamit dañ leen di jaajëfal ñun lu ñu liggéey tamit yéen a ngi liggéey en tout cas lu mat loolu parce que ne serait-ce que relayer l'information bi en tout cas lu bëri la si et c'est très apprécié seen naataangoo yëpp journalistes yeeg médias yi ñëpp ñoo ngi leen di sargal di leen jaajëfal. D'accord jërëjëf merci. chers internautes ñoo ko déggandoo kooku moo nekkoon ki nga xamante ne moo di Ismaïla Mbaye di président association des infirmiers du Sénégal gis nga ay mbébétam yi mu wax ak appel yi mu lancé nañ leen gën a bàyyi xel ndax ñoom ñoo nekk au devant de la scène ñu gën leen a bàyyi leen xel jox leen jumtukaay yu mat te yokk seen lim bi te xoolaat seen corporation bi xoolaat lépp balaa boobu nag ñun dinañ leen jox rendez-vous très prochainement. ci beneen numéro Sama Santé d'ici là di leen wax ni l'information continue sur www.igfm.sn